juróom-ñeenti waxtu asalaamaaleykum mbokk yu jaa ngeen jëf dal leen jàmm bismillah ci xibaar yi gën a ca fës ña dëkk ca immeuble HLM Maris nangu nañu léegi jóge ca bërëb ya déggoo am na seen diggante ak ñi di waa SN HLM dinag déggoo bu ñu xaatim ci teewaayu préfet bu Ndakaaru chauffeuru taxi yi nag bokk ca CNTS ñu ngi waajal grève nañu bàyyi yeneen taximan yu gendarmerie bu Ouakam teg loxo laata ñu leen di defeere ca parquet ba ay faaru anti brouillard la ñu wax ne gisuñu fenn foo xam ne dañoo wax ne dañu kaa tere mémorandum bu fees dell ak doléance di lu ñuy laaj di syndicat bu boole tonnikatu mbalit mi ne seen jafe-jafe fook na te rek weesu na ko programme zéro déchet maanaam di bañ di gisati mbalit fenn gëmuñ ne loole dina mujjee antu ñaareelu pàcc xibaar yi tàggat yaram ñaari match yu Sénégal war a amal CAN 2021 fii ci Sénégal foofee ca stade Lat Dior stade boobe nag ni mu maanaam pelouse bi moom moo jaaxal ñu bëri ndax nee nañ dafa des tour de ba tey ñaareelu pàcc xibaar yi quartier vert bonne santé gan gi Mignane Diouf coordonnateur forum social dina waxtaan ak Pape Bess Diba ci lu jëm ci grève bi nga xam ne ñii di liggéeykatu SDE ñu ngi koy amal ak leen loo xam tamit ñu ngi ko fay xaar ci technique bi Amadou Ndiaye asalaamaaleykum. ñett nappkat ñu ngi leen di wër ba tey gannaaw ba ñu daal jàppee na ca bël ba ca Saint-Louis daal la ñu mujjee réer ba tey daal ñu leen wër li ko nag waral mooy ñaari gaal ñoom ñoo fa laale ba war nag ci jamono jile kenn xamul fa ñu ne gannaaw nag loole ñii nag di nappkat yi daal ba tey ñu ngi leen di wër Mouhamed Nabi Silla gën jaa yees ñaari gaal yu jóge woon ci géej doon ñëw ci Langue de Barbarie jot na ñam accident ba ñetti nit ñàkk ci seen bakkan gaal yi mbëkkante gannaaw bañ doon moytu ay paas yu ne ci bël bile tey ji jafe-jafe ju nappkat yi dund ci bërëb bile tax na ñoom sax ñoom njàkkare ci lépp lu aju seen wàllub liggéey bile borom gaal yi le ak njabootu nappkat yi le di xamle ni ku tudd Jibi Ñang ak Mor Caane Jéey ak keneen koo xam ni daanaka tur wi kenn xamu ko bokk nañ ci ñi réer ci géej gi matériel ba ñu yóbbu woon nay saax lu aju ci wàllub ton ci wàllub jën yu ñu amoon ci bërëb bi barigo essence yi jàpp jëm sax ci gaal yi nga xamee ni tey jii kenn mënatu ko jëfandikoo nappkat yi di wéy di woote wàllu ci jafe-jafe bël bi nga xamee ni mi ngi continuer di faagaagal ay bakkan tey jii ñàkkub kaaraange ci liggéey goo xam ni am nañ ko mu doon lu ñu tëggat gannaaw ba ñu xamlee ni bël bi dañ leen ko war a defaral waaye itam teg ci ay balise yu tax ñu xool war a xam fu ñu mën a jaar saa yu ñu jógee géej wala boog di dugg biir géej RFM ci Ndar géej Mohamed Nabi Silla RFM rajo askan wi ña dëkk ca immeuble HLM Maris nag fii ci Ndakaaru ñoom léegi nangu nañu jóge ca bërëb ya déggoo am na seen digganteeg waa SN HLM ñu sax amal ñu signé xaatim accord boobee ci teewaayu préfet bu Ndakaaru tey la amoon gannaaw waxtaan yoo xam ne ñaari parti sëkk nañu ko woon leexal yeeg Mamadou Marba immeuble HLM Hann Maristes yi ñu war leen daaneel mbir mi juróon fi coow lu rëy diggante ñi fa dëkk ak société bii di SN HLM waaye tey jii déggoo bi am diggante ñaari pàcc yi mel na ni lu fay coow li Mamadou Sy Mbeng di njiital SN HLM. ab bi ñu leen proposé woon maanaam F3 mooy 3 chambres salon à 200 000 ci biir Maris ñu gis ni dëgg-dëgg loolu jafe na pour nga am ko fa ñoom ñu ñaanoon ñu def ko 250 000 ñu nangul leen ko bu dee F4 yi bu dee F3 ñu ñaan ñu 200 000 ñu nangul leen ko. bu mbir mi anto ba ñu daaneel immeuble yi mu des projet tabax bi projet bu mën a dem fii ak ñett ba ñeenti at. xam nga tabax lu mat ci lu ëpp ñaar fukki immeuble dafa nekkul loo xamante ni lu yomb la dëgg la am na ñu ñuy proposé tabax ko ci at ci ñaari at waaye ñun dañu bëgg a def lu wóor loo xamante ni lii ñu dal du ñu ci dalaat mais suñu objectif mooy lii lu mu yàgg-yàgg si diggante ñetti at ba ñeenti at lépp pare ñëpp delluwaat seeni place. waxtaan bi nekkul woon lu yomb waaye collectif bi ëmb ñi fa dëkk nangoo teg lépp ci suuf bu ñu sukkandikoo ci soxna Marème Mbacke yor kàddu collectif bi. bàyyi nañ lu bare bare ndax bu leen fàtte ni digg année scolaire la ñu doon génn nii te nangu nañ ko li ma waxoon préfet mooy bu ngeen di sécuriser ñu suñu alal muy suñu kër ndax kër dafa sax ci xol te sécurité xam nga mooy lan mooy nekk ci biir kër bu gan ñëwee ne salaamaaleykum ana waa kër ga lañ koy wax kenn du ko ne ana waa mbedd. immeuble HLM Hann Maristes yi ci fukk ak juróomi at rek gannaaw bañ leen tabaxee ñi fa dëkk tàmbali woon nemmeeku ay jafe-jafe tey jii ñu am yaakaar ne yii di ko bëgg a uutu
dinañ leen ëpp kaaraange. Mamadou Oumar Ba ab mémorandum boo xam ne bëri na lool liñ ci laaj di bu syndicat bu ëmb liggéeykatu nettoiement fi ci Sénégal dañuy yëngu ci mbalit mi ci kaw tali bi ñoom nag nee nañu seen i jafe-jafe foo ko natt weesu na ko liggéeykat yooyu nag jàpp nañ ne daal li ñuy wax programme zéro déchet maanaam bañ di gisati mbalit ci mim réew ñoom dañoo jàpp ne loolee mënul ànd ndax ñoom dañ leen cee beddi ñu nag sax bëgg ñu appliquer lii di convention collective tey la ñu amal seen assemblée générale Oumar Mbow. booy def mbir pour man te boole woo ma ci yaa ngi koy def contre man. jafe-jafe yi ñuy tànni mbalit ci mbedd yi di jànkonteel kenn mënu koo natt bi ñu sukkandikoo ci madaani si moo waral secrétaire général syndicat yooyu la liggéeykat jël loxoom door ko ci taabal bi ngir ne li nu mel na dàkk. ku nekk ci secteur ñaar fukki at ak juróom-ñaar ñu dem jëli ji ay doxandem ñu ñuy diriger chaque jour koy jëfe mooy li may faral di wax ni saa yu ñu war a dem ba war a raay kaa bi rek ñu ne ñu dëpp leen dëpp depuis bu dul jeex dafa war a jeex. nee naa leen nag ñun ay béy lañ ku ñu bëgg a rende danañu yuuxu ba ñëpp dégguñu. mënuñu concevoir 950 journaliers depuis 4 ans ñu nekk ci liggéey bi régulariser wuñu seen situation te liggéey bi gën a métti ñoom ñoo koy def balaa ñoo fayeeku dañuy daw safa ak marwa benn bi aussi ñenn ñi ils sont presque atteints par la limite d'âge te fii ak 2020 suñu deful ndànk plus de 200 agents dinañ dem retraite te fii Sénégal ci mbali mi dem retraite mooy demal deewe ji danañu jël mémorandum déposé ko jox ko UCG jox ko ministère bi mais jox ko état du Sénégal pour que li ñu bëgg ci 2020 ñu respecté ko. ci gis-gisam programme zéro déchet bu njiitu réew mi taxawal dafa nar a normelu buñ ci boolewul acteurs yi. mais Sénégal zéro déchet mënul am ci ay slogan dafa war a nekk une vision à court moyen long terme dafa war a permettre au moins ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey ñu mettre leen dans les conditions de performance. ñiy tànni mbalit ci mbedd yi bëgg nañu itam ñu doxal convention collective. mënuñu concevoir signer convention collective bi nga xam ne moo gën a baax ci Sénégal ñu jël convention collective boobu. teg ko ci tiroir yi. syndicat bi boole ñi tànni mbalit ci mbedd yi di laaj ngir ñu respecter seeni àq ak yelleef wa ilaa ñu génn ci mbedd yi. ñeneen ñu yëglu di syndicat bu boole chauffeuru taxi yu Sénégal nag bokk foofu ca CNTS ñoom nee nañ dañu amal seeni grève ci ay bés ñu dégmal li ko nag waral moo ñoom ñi day taximan dañoo gis ne dañoo teg loxo yeneen taximan gendarmerie bu Wokam nag moo def ni nu mel laata sax ñu leen di déféré foofu ca parquet ba li ko nag waral mooy dañoo wax ne amul fenn foo xam ne wax nañ ne daal dañ leen a tere lii day phare anti brouillard Modou Ndiaye moom moo leen jiite boobu le syndicat ci téléphone beeg Koumba Sandiane Faye. téye nañ fa fukki taximan ak ñaar leen di déféré la tax ñu leen déféré nee nañu oto yi ñu yoree dañ ci def ay lampe yu ñuy wax anti brouillard loolu kenn mësu ko gis mun nañ ne oto bi am anti brouillard soo ko jàppee avertiral chauffeur bi ne ko lii dindi ko fayloo ko benn amende forfaitaire loolu comprendre nañ ko mais jàpp chauffeur bi tey yóbbu ko ci brigade gendarmerie bi ne da nga koy tëj loolu la ñu mënta comprendre et puis su fekkee ne dañu wax ne loolu pour sénégalais yépp la voiture particulière oto bu mën a doon muy taxi muy bis muy njaganjaay nañ ko maasale mais civil bi ñu def ci taxi man moom xaw a jaaxal léegi nag liñ bëgg rapidement mooy ñooñu nekk ci gendarmerie bi nga xam ne fa lañ leen téye muy gendarmerie Wokam nañ leen relancer nu mu gën a gaawe buñ ko defut nun danañu seet nun tam suñuy pexe nu mu gën a gaawe d'ailleurs sam syndicat bi woot na mel ndaje moo xam ne fas nañu yéene c'est benn préavis de grève te daal day mel ni chauffeur taxi yi dafa am benn cible bu ñu def seen kaw boo xam ne day mel ni daal moom nun bokkatuñ ci sénégalais yi am na lu gën a doy waar fuuf te defuñu ko muy kalandoo yaa ngi fi war gaynde yaa ngi fi mi ngi tuuti réglé wuñu ko di jàpp chauffeur taxi yi di leen tëj ci ay anti brouillard c'est pas du tout normal su fekkante ne am na communiqué boo xam ne def nañu ko ne anti brouillard tere nañ ko à partir de jour tel wala ba weer tel wala jour tel ku ko defati bu ñu la jàppee lii dana la fekk bu boobaa ñu mën a xam mais dañ ko yëgut moo woo commandant bi leen téye mu ne moom ay ndigal la jot ci kaw foog dañ leen di déféré comme dañ leen di déféré rek nañ jël suñu avocat ba pare def suñu ay plan d'action syndicale. ñeneen tamit ñu tàmbale seen grève de la faim maanaam xiifa ñu ngi toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ay professeur d'éducation physique et sportive génn bu CNEPS bu Thiès tey nag ñu ngi woon ca bërëb bu ministère des sports ñoom nee nañu ñu ngi ci chômage maanaam amuñu xëy juróom-benn at yoo xam ne ñoo ngi koy amaloon seen formation waaye ñaari at yoo xam ne tamit dañ ko amal seen formation bu am diplôme d'état ñoom ñooñee nag nee nañu ñu ngay jël ñeneen des chargés de cours te liggéey boobu ñoom seen bopp mënoon nañ ko def ñu déglu nag ki jiite boobule collectif di Hippolyte Diom ak Koumba Sandiane Faye. que def na juróom-benn at ministère des sports bi ñu nekk nii tey moom moo ñu formé au niveau du CNEPS de Thiès sur la base d'un concours direct ñu def ñaari at ñu formé ñu pour ñu mën a jàngale ji ci daara dégg doomi c'est-à-dire collège état Sénégal ministère de l'éducation nationale bañ na bi ñu recruter di recruter waa INSEP di recruter waa UGB alors que professeur yooyu seen formation dañ leen former pour ñu dem enseigner ci lycée yi CNEPS kese moo am droit dem di enseigner collège 6 ans ñu toog di xaar maintenant lan la état di def fii mu toll nii te di def ay chargé de cours enseignant école primaire yi lay jël ñu def ñaari
ñaari semaine formation wala benn semaine formation am seen initiateur football wala initiateur athlétisme ñu ne leen dem leen jàngale ji éducation physique te loolu mënu la nekk loolu duñ ko seetaan beneen bi état lan lay def dafay jël école lëmm ne leen di nga def éducation physique wala mu jël classe lëmm ne leen di nga def éducation physique parce que amuñu enseignant d'éducation physique ñu ne leen loolu amul ñu ngi nekk ci 179 enseignants depuis 2014 am suñu diplôme d'état nag état ne ak dee du ñu jël dina élève du ngeen def éducation physique loolu moo tax tey ñu jóg demander à ce que ñun ñu recruter ñu dem jàngale ji. ñeneen tamit ñoo xam ne ay élèves la ñu foofu ca lycée Valdiodio Ndiaye ñoom nee nañu seen lycée boobee bâtiment yi màgget la def ba waral dal ñu ci yëglu kii nag di Aminata Touré demoon foofee ngir fekkee ay wanag yu bees ñu fa tabax ñu ko doon ubbi tey jile moom mi jiite conseil économique social ak environnemental nag élèves yi wax nañu ko daal bu demee na fexe ba yeggee kilifa yi réew mi daal ne seen lycée boobee dara waxatu fa leeral léegi Ibrahima Diamé. lycée Valdiodio Ndiaye bu Kaolack ñu ko doon duppee lycée Gaston Berger am na tey juróom fukki at cours bi nag yaatu lool garab yi bëriwul bâtiment yi nag boo leen xoolee nga xam ne yàgg nañ muy mur yi muy volontaire yi muy buntu yi lépp wane magetaay bi loolu nag élèves yi constaté nañ ko bu baax a baax te am na lu muy def si ñoom Takko Faye élève la en classe de terminale. bon école bi école bu xaw a yàgg la bâtiment yi dañoo yàgg te am na ci yoo xam ne la plupart de bâtiment yi yoo xam ne classe yi amuñ buntu amuñ fenêtre amuñ ventilo amuñ lampe table banc yi dañoo màgget genre yooyu noonu. biir lycée bi la nag hygiène bi problème la woon dem toilette naka noonu ndongo yi dañ doon obligé dem ci kër yi nga xamante ne ñoo nekk ci wet gi. école bu amul douche moom baaxul ci élèves yi ndaxte chaque jour ku soxla dem douche dañuy obligé génn ci école bi waraatu ci kër yi nekk côté yi dem di leen ñaan pour ñu may ñu ci douche te loolu noonu rafetul bu baax daal. bi ko ki nga xam ne nag moom moo di Aminata Touré déggee ci la daal di jël ay motukaayam wuti ji ay partenaires ngir ñu mën a tabax bloc toilette. may woo nag aussi borom barke yëpp ñi nga xam ne yàlla may na leen wërsëg ñuy ëlbatiku nag di def action yu mel nii voilà di def action yu mel nii defal ko sunu xale yi defal ko sunu doom yi defal ko néew ju doole ji parce que xale yi mënuñu tabax seeni toilette. mu mel ni nag Aminata Touré pare woon na lépp ngir daal di éviter bépp question lu jëm ci wàllu politique ci ñëwam bile ndax ci biir interview bi mayul benn yoon journaliste fu mu posé li ni mel ginnaaw bi mu paree la daal di dugg ci otom ne mes Ibrahima Diamé Kaolack rajo Futur Média. juróom-ñeenti waxtu fegg na fukki simili ak ñaar fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. gannaaw ba ñu dakkalee liggéey bi sol ay brassard rouge la alliance syndicat liggéeykat ca hôpital Saint-Louis nag ñoom tey waxtaan nañu ak ñii di way taskatu xibaar yi ngir wax loo xam ne dafa des lu bëree bëri nag lu ci mel ni ñàkkub ay soins ay appareils yoo xam ne dañ fay panne waaye tamit ñàkk fay seeni prime de motivation. ñoom nag nee nañu lii am na tey juróom benn weer boo xam ne ñu ngi koy dund booba tey ñu ngi koy revendiquer waaye dara Moustapha Diop moo yor seen i kaddu ci micro bi Mouhamed Nabi Silla. liggéeykat yi dañ leen yoreel xaalis bu dul jeex juróom benn weer ci ay prime yoo xam ne kenn fayu leen ko te dañuy fanaan di def lépp noppawaale pour di liggéey boo duggee ci service yi boo bëggee def analyse ñu ne la amu fi il faut nga dem bio Ndar wala nga dem privé boo bëggee def échographie amu fi scanner bi day paan maladie bu ñëwee di faju duñ am lu leen faj fournisseurs yi aussi ñi nga xam ne dañuy fournir seen matériel hôpital duñ leen faj scanner bi panne na ki ko war a defar nee na fayuñu ko du mën a ñëw defar ko tous ces problèmes là moo tax tey ñu ne nañ ko génn wane suñ naqar wane ni hôpital Saint-Louis liggéeykat yi sonn nañ te avant ñuy def lii gis nañ directeur bi waxtaan ak moom mais lépp lu ñu waxtaan dafa jurul dara moo tax mais bi mu ñëwee dafa jël protocole ba teg ko fële amul dara lu mu ci respecté du wax sax lu ci jëm il faut ñu wane ni population bi lii moo doxul daa mbirum koppar yi mooy état bi dafa joxoon hôpital bi xaalis pour mu liggéeyaat ci liggéeyaat boobu dafa am 200 millions boo xam ne dañ ko defoon pour ñu maanaam defaraat hôpital bi peinture beeg yi ci des ak yooyu plomberie yeeg toilette yi dañuy laaj xaalis boobu fan la dugg yàgg nañ ñoo ko laaj kenn waxuñu fan la dugg donc dañ ñu wax 200 millions yi fan la dugg ak lan moo tax hôpital bi kenn mënu ko réhabilité. njiitu réew mi nag dafa jàpp ne taux bi nga xam ne ko ñi yëngu ci institution microfinance ñu ngi koy teg ci bari ñuy faral di joxe dafa ëpp faw ñu xoolaat ko. mu sax jàpp ne moom it président Macky Sall ne ay waxtaan war naa mën a am ak société yooyu di yëngu ci wàllu microfinance ngir ñu wàññi ni nu mel tey laykat yooyu lay kaddu ci ba ñu ubbi ñaareelu édition salon bu jëm ci koom-koom ak lii di jàppalante mu ngi ci micro bi ak Abdou Diouf Diagne.
Il convient de rappeler que l'attente. jàpp naa ne jaadu na nag ñu fàttali leen ne lii nga xam ne moom la ñu teg tey bu ñu bëggee am ci ndam faaw ñu teg ay yoon yoo xam ne ñii nga xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe dañu ciy gis tamit seen bopp te it ma jàpp ne jaadu na ñu xam ñëpp ñi nga xam ne ñoom la mbir mi soxal fexe ba tamit daal di koy yoonal ba pare nag daal di teg ay kuréel yoo xam ne daf leen di jàppale ngir ñoom tamit ñu mën a am kiiraay comme ni ko ñëpp soxlaa leneen loo xam ne tamit jàpp naa ne am na solo mooy ñu daal di fexe ba ñoom ñu wutal leen ay yoon yoo xam ne dinañ mën a am koppar waaye tamit koppar yooyu fépp fu ñu koy dugal ñu daal di koy xam dinaa ci yokk loo xam ne nag soxal na ma lool te jàpp naa ne lu am solo la ñun ñëpp nemmeeku na ne fii ci Sénégal microfinance yi bu ñu la lebalee koppar lañu cay teg ci intérêt dafa bëri lool ba tax sax ñi nga xam ne nag ñoom la ñu jox xaalis boobu du ñu mën a def seen liggéey ca na mu waree FONGIP nag jàpp naa ne fi mu toll nii war na jokk waxtaan ak banque yooyu nga xam ne ñoom ñooy leble xaalis yi ngir ñu mën a wàññi lii nga xam ne mooy intérêt yi ñuy teg ci li ñuy leble loolu buñ ko defut tamit mooy bëgg-bëgg bi nga xam ne moom la ñu am mooy ku nekk jàpp ci dara lu ni mel du sotti ay taux d'intérêt yoo xam ne léeg-léeg day toll ci 12% 13% mbaa sax 14% loolu nag bëri na lool jaaduwut nañu ko wax rek te dee nag. Toujours faut dire les choses par leur nom. ñeneen ñoo xam ne moom dañu lebu ay koppar waaye ngir dimbali soxna yoo xam ne daal seen mariage dafay teel ba duñ ci am lii leen neex gannaaw nag loolee nag foofe ca Diourbel gis nañu ab regroupement communautaire boo xam ne daal dafay taxaw ngir jàppale ñooñee li ñu sax bëgg mooy jël ay jéego nu mu gën a gaawee ngir fexe ba ñooñee di dund méttit yooyu ñu leen di jàppale tey nag ñu amoon fa ab lël foofe ca Ngoy ngir ñaax askan wi te ni nu mel Babacar Diouf. seetlu bi mu ngi tukkee ci bor yi nga xam ne jigéen ñi dañ koy faral di lebalante ci seeni biir ci seen leket yi ñu sanc xaalis bi fay tukkee lépp li ci ëpp ci faj jafe-jafe yi tukkee ci xale yi ñuy teel a maye sëy la jëm ki ko xamle di Sara Diouf moom mooy coordonnateur regroupement communautaire pour l'autonomisation des familles RECODEF. def nañu ay groupe de base naam groupe yi ci boobu mobiliser nañu xaalis di liggéey ñu gis ne nag groupe yooyu muy calebasse yi li ñuy gën a génn ci xaalis di ko joxe ci crédit dafay jëm ci wàllu wér-gu-yaram te wér-gu-yaram yow boobu dafa lëkkoo nag ak cas yi ñu fi gis maanaam ay xale yu ndaw yoo xam ne dañ leen maye leen ñu doxe ci am problème soit dañoo ëmb pour ñu wasin mu doon problème donc seen i parents daw ñëw ci calebasse yi ñu di leen lebal xaalis ñu ne nag loolu ci moom jar naa waxtaan. mu jot nag ñu jóg wut saafara ci li nga xamante ni mu ngi bëgg a tas njaboot gi ci diwaan yu mel ni Diourbel ki ko xamle di maître Pape Sène moom mooy directeur Ligue sénégalaise des droits de l'homme. dañu war a def prévention nag soo ko waxee faw nga xamale il faut ñuy sensibiliser mais également bu ñu jógee foofu faw également ñuy jël jumtukaay yi nga xam ne suñu réew am na ko teg sukkandiku ci convention internationale yi mu xaatim. ci mënti xew sensibilisation bi tàmbali na. ci commune bu mel ni Ngoy nga xam ne dañ fee amaloon ab forum di ci waxtaane lépp lu jëm ci jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi tukkee ci sëy yi ñuy teel a takk ci gone yi Bambey yi RFM Babacar Diouf. PADER 2 lancé nañu ko lim ci nag jublu di programme buy taxaw sukkali mbay mi waaye tamit entrepreneuriat rural nekk ci ñaareelu phase ba dina taxawal maanaam créer lu toll ci 3,000 ci ay liggéey ci gox yi di mel ni Tambacounda Kédougou Kolda ak Matam budget bi nag mu ngi toll ci 40 milliards ak juróom-ñett ci suñuy koppar waaye tamit ci juróom-benn at yi ñu dégmal ñu ngay waajal lu bëri ci ay aménagement lu jëm ci mbirum mbay waaye tamit fexe ba jumtuwaay daal di ci topp tey nag lañ doon amal cérémonie ba jiite woon ko ministre bu agriculture ak équipement rural Moussa Ndione. ñeent fukki junniy njaboot ak lu teg ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróomi junniy nit ay toolu njaboot lu toll ci fanweer ak juróom-ñaari junni juróom benn téeméeri kuréelu producteur yu ñuy jàppale ay xëy yu bare PADER 2 loolu moo ko tax a jóg Moussa Baldé di jëwriñ ji ñu dénk wàllu mbay mi. yokk piste yi yokk entreprise yi jox ndaw yi liggéey gëm nañ ne war nañu am ñeenti junni xëy pour ndawum Sénégal ci région yooyu. coordonnateur bu PADER 2 moom nag jàpp na ne dana lëkkaloo ak askan wi ngir mën a am ay réalisation Babou Dramé. la nga xam te nit ñi defoon nañ ko ñu fexe ba sàmm ko ñoŋal ko su loolu weesoo nag ñu soog a def li ñuy wax mise à l'échelle maanaam yokk ko ful ko ba nga xamante ni dina àgg fa nga xamante ni ñoom jotewuñ fa woon àgg defoon nañ fi ay unité pastorale yi amuñu antenne maanaam def nañ leen forage château d'eau parc à vaccination ba abreuvoir am na dëkk yoo xamante ni sori nañ jotewuñu antenne ñu jël antenne def fa. PADER 2 bi nag bokk na ci ñi ci dugal seen loxo bu baax a baax waa FIDA Sémou Diouf bokk ci ñi leen teewal ci Afrique sowu jant. point bu ci gënoon am solo gis na ci naka la ñuy financer agriculture bi ak yi nga xam ne mooy wàllu naka la ñuy def ndox bëri pour ñu béy
taw bi tey mënatuñ ko natt fenn mënuñu xam kañ lay ñëw kañ lay jeex. coopération espagnole tamit joxe na ay koppar yu takku ci projet bi Alberto Virela mooy ambassadeur bu Espagne ci Sénégal. faaw ñu gën a ñoŋal qualité service technique déconcentré bi ngir gën a mën a jàppale producteurs yi niki noonu gën a yokk seen xarañteef. ñi jiite PADER 2 bi juróom-benni at lañu am ngir doxal projet bi. ñu ngi ko doon wax sànq ci suñu xibaar yi mujj ne léegi kii di Mohamed Djibril Wade moom mooy maire bu Biscuiterie gannaaw fàttu kii di Doudou Issa Niass am na tey weer foofee nag bañ fa demee tey daal moom mi nekk tey maire bu Biscuiterie jot na wax li nga xam ne noonu la fas yéene taxawu mairie bi ak programme bi nga xam ne dina ko indi gën ci bàyyi xel nag lii di éducation ak environnement umu jegal ñaaw. les fonctions de maire. gannaaw génnum àdduna Doudou Issa Niass commune bu Biscuiterie tabat na niki alxamis gi njiitam bu bees ci teewaayu sous-préfet bu Grand Dakar Mamadou Mbacké Fall. 66 lañ collège électoral bi mais 65 ñoo fi teewoon ñaari candidat moon muy Ndiaga Dieng premier adjoint au maire ak Djibril Wade deuxième adjoint au maire yàlla dogal na biñ ko voté deuxième adjoint au maire Djibril Wade moo gagné ndax moom ñeent fukki poñ baat ak ñett Ndiaga Dieng am ñaar fukk ak ñaar ñu ñëpp kontaan ñu félicité gërëmante après ma installé Djibril Wade dans les fonctions de le maire de la commune Biscuiterie. ci tàmbalim kàddoom Mohamed Djibril Wade dikkaat na ci kan moo ne woon Doudou Issa Niass. dañu remplacé nag góor goo xam ne Biscuiterie daf ko bëggoon donc vraiment dañuy ñaan yàlla suuf see tati ci réew góor googu nag mu yor Doudou Issa Niass moo ñu yar ñun ñëpp teg ñu si yoon jàngal ñu lu bari tey bu mu jógee ñu wutu ko dañu war a woote rassemblement victoire bi nag ni ma koy analyser mooy Biscuiterie citoyenne moo jël le pas ci Biscuiterie partisan. moom ñetteelu meerum Biscuiterie nag xamle na ni yitteem yu njëkk bokk na ci wàllum jàng gi ak catu gox gi. defal Biscuiterie ci ñeenti yoon nag laa bëgg a laa bëgg ñu liggéey ko mooy njàngale mi il faut ñu taxaw xale école primaire yi 6 écoles 7 écoles yi fi nekk tey ñoom ñu amuñu kaye imprimante wala photocopieuse sax amuñu ko yéen leen joxoon yàqu na loolu war nañ ko xool léegi lu mu gën a gaaw ñu def ko beneen bi mooy environnement Biscuiterie yi saleté bi mbalit bi war nañ ko liggéey xool ku baax andi lu bees ak beneen système loole moo waral falum Mohamed Djibril Wade bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci conseillers yi naataangoom bi mu doon jonganteeg nag bokkoon na ci régime yi fa mës a nekk yépp te ñoom ñu jàpp ni ngir ab coppite am il faut que ñu teg ca bopp ba ku bees tàq. yàggatul lii di gàmmu ca Tiwaawan nag ñii di waa COSCAS ak comité buy taxaw organisation ba ne am nañu mbégte ndax nguur gi li mu waxoon respecté na ko ci wàllu engagement te nag ay waxtaan amoon na fa ci bayalu foofee ca juma ju mag ja leeral yëkkali Cheikh Anta Diop. mu nekkoon daje bu mujj jëm ci wàccaayu gàmmu gi ñu doon ko amal fii ci esplanade des mosquées nekk ci Tivaouane dajale woon nag chef de service yi ministre de l'intérieur njabootu Seydi El Hadji Malick Sy ku ci nekk wax nga sab taxawaay ak lu ñu mën a def ba ñu mën a am gàmm gu mucc ayib jëwriñ ñi nga xamante ne moom moo yor wàllu biir réew mi joxe woon na ko nee na de topp nañu ko ba mu mat sëkk Aly Ngouille Ndiaye di ministre de l'intérieur. engagement yooyu nag boo gisee réunion bi ni mu gaawee li muy wane rek mooy li nga xam ne lii waxoon nañ ko buñ deful lépp déjà def nañ li ci ëpp kon ñu yaakaar ne li ci des ci ay bés gi danañ ko war a mën a mottali. Serigne Sidi Ahmed Sy di doom ci sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh moom mi nga xamante ni moom la xalifa général des Tidianes yabaloon rafetlu lool liggéey bi nga xamante ni nguur gi def na ko te it nee na lu ci bëri de matal nañu ko. ba ñu tàmbalee liggéey bi def na ay mois léegi waaye seetaan ñu leen ñu benn yoon yéen ko bokk ak ñun ànd ko ak ñun te man damay faral di wax ni ci sama xel bu gàtt dëgg-dëgg état mënul lépp waaye citoyen bi li ko war mooy mu am bëgg-bëgg jóg taxaw tàllal loxo sàkku ndimbalam état accompagné ko service yi jëloon nañ ko tey ñu bokk toog évaluer ko ñu confirmer ko ni ko Serigne Mame Ousmane waxee alhamdulilah yàlla na yàlla yombal lépp ba réussite bu gàmmu gi daan am ga édition bi dàq ci édition yi weesu yëpp. ci njeextalu ndaje mi nag Serigne Hamid Sy bokk ci comité d'organisation biral na ne na sax njiitu réew mi Macky Sall ñu ngi koy xaarandi ci altine bi fii ci Tivaouane dina daje ak xalif général des Tidianes di Serigne Mbaye Sy Mansour RFM Thiès Cheikh Anta Diop. RFM Sport. Pape Bes Diba maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Seydou Nourou ñu doore wàllu kon tàggat yaram football ak li nga xam ne ni moom mooy éliminatoire CAN 2021 mu di segg gi ñuy segg équipe yi ngir mën a teew ca Coupe d'Afrique bi war a am ci atum 2021
Sénégal mi nekk ci poule I bi di dalal ci weer gi ñuy dëkkmal li di Congo Brazzaville fukki fan ak ñett ci weeru novembre ci stade Lat Dior bu Thiès waaye stade Lat Dior nag moom Seydou pelouse bi foofu maanaam ñax mi daal xam naa ne dalalul xel dara kii di sélectionneur bi Aliou Cissé waaye nag ku amul maam rek ku amul yaay namp maam loolu moo fi sës mu di stade Lat Dior moo fi seul stade actuellement boo xam ne nii daal am na matuwaay ak capacité ngir dalal match international bu mel noonu dañuy déglu Aliou Cissé ci micro Soda Thiam. waaw stade Lat Dior moom foofu la ñu war a jouer parce que ñëpp xam nañ ne stade Léopold Sédar Senghor ñu ngi koy réfectionné. demoon naa seetaani match locaux yi contre Guinée pelouse bi mun naa wax ni que war nañ ko mën a améliorer mais tey ñun situation bu ñu nekk tey mooy que dañu war adapté wu ci terrain yu nekk yàgg nañu jouer ci terrain yu mel nii Afrique pratiquement fépp foo dem terrain yu métti la mais di ñaan tamit que autorités yi jàppale ñu tamit ñu mën a am stade boo xam ne stade boobu dugg ci ay normes la pelouse boo xam ne pelouse bu baax la pour que justement xale yi professionnels yi ñëw di jouer suñu ci équipe nationale bi mën a nekk ci condition yu optimum voilà donc mais am naa si yaakaar foog naa ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax match Lat Dior bi nag match contre Congo bi Lat Dior nañ koy jouer comme lu ñu joué woon tamit match contre Madagascar tamit donc di ñaan yàlla vraiment que yàlla may ñu ndam foofu parce que Thiès stade bu ñu digle waaw di woo Thiessois yëpp te xam naa ni dinañu teew ci match bi encouragé ñu di woo suñu supporters yi nga xam ne ñoo déplacé woon le 20 juillet ñëw accueillir ñu malgré qu'on a perdu parce que pour ñoom la ñuy footballal pour ñoom la ñuy jouer pour ñoom la ñuy gagner seen yëg seen estime xam nañ ko ci équipe bi di leen ñaan vraiment ngeen continuer di supporter équipe bi te ñëw match contre Congo bi vraiment pour supporter équipe nationale bi. Aliou Cissé nekkoon tey ci suba di janook taskatu xibaar yi ginnaaw bi muy génne listu ñaar fukk ak ñeenti joueurs yi nga xam ne nii ñoom ñoo nar a kon bokk ci ñaari match yu équipe nationale nar a amal fukki fan ak ñett ci fàttali kon fii di 13 novembre mu war a daje ak Congo war a daje ak Eswatini bu 17 maanaam su ab juróomi fan rek après ndaje gi mi am ak waa Congo loolu yëpp mu ngi amee foofu ci stade Lat Dior bu Thiès Seydou Nourou. gannaaw football ñu waxtaanee basket ci jigéen ñi. waaw basket ak tournoi qualificatif pré-olympique ki nekkoon reine bi mu di buur bi daal nga xam ne ni moom lañ fal. ci saison 2018-2019 moom kon day intégré équipe nationale ku na ndaw la tudd ñi ngi ko woo Cheikh Sarr moom mi nga xam ne moom mooy tàggat xale lu jigéen yi moom moo ko woo pour mu remplacer Oumou Khayri Thiam bi nga xam déclaré na forfait moom sociétaire bu AS Ville de Dakar nag bari woon na luñ ko doon présélectionné ci équipe nationale waaye amul woon chance di bokk ci ñi mujjee daal tànn waaye ren nag kon dina daal nekk ci équipe nationale bi sol maillot équipe nationale moom Kouna Ndaw kontaan na ci lool ci convocation wu Cheikh Sarr boobu nee na nag sant yàlla la rek ñu déglu ko ci téléphone Soda Thiam. waaw loolu dama ciy sant yàlla bu baax a baax parce que 2019 bi mun naa ni yëg naa ci sama bopp bu baax a baax parce que lépp dama koy sant yàlla bu baax rek parce que am naa ci sélection équipe nationale tamit mais xëy na ren la doo koy jot mais li naan di jot yomb rek parce que ay xale lañu yàkkamte wuñu dara lu bare mi suñu kanam daan naa dem présélection ñi may waa ñi may delluwaat tamit ñi may woowaat may dem mais xëy na ren la doo koy jot rek dem rek xanaa lu ñu liggéey rek ñu wane ko foofu tamit bu baax a baax parce que tey di équipe nationale war na fa mën a wane loo xamante ni que tey pour man beneen sélection bu amaatee tamit dina yomb si ñun lépp lu mu war a mën a def daal dina ko def bu baax incha allah wax dëgg yàlla contentement laa ci am bu baax a baax parce que tamit liggéey nañu loo xamante ni que war nañ ko mën a jël parce que ren def nañu championnat bu baax a baax parce que tey ji yombul parce que metti woon na benn instant ñuy arrêté championnat bi mais boobu ba léegi ñu ngi doon liggéey bu baax a baax wax dëgg yàlla di remercier tamit suñuy président Yann Diaw di ko remercier bu baax di remercier suñu coach Tafa tamit parce que mu naan lépp ñoom la di remercier tamit supporter ville de Dakar yeeg dirigeant yëpp di remercier surtout nag Saint-Louis bi nga xamante ni que fa laa jànge basket fa laa defee lépp tey mun naa ni lépp ñoom la ma demee ba tey di nekk reen bi tey mun naa ni lépp ñoom la di remercier surtout ça seen mi nga xamante ni que moo ma jàngal basket mu nekkoon kon Kouna Ndaw ren bu saison 2018-2019 ci wàllu basket muy kon bokk ci équipe nationale ginnaaw forfait bu Oumou Khayri Thiam
premier tour éliminatoire tournoi qualificatif boobu nag ñu ngi ko jàpp 14 bi jàpp 18 novembre ci weer gi di ñëw mu ngi amee ca Maputo di capitale bu Mozambique moom mooy dalal kon tournoi boobule ñu wax ci yeneen Jeux olympiques waaye yu ñu da jagleel ndaw ñi te Sénégal nar ko dalal fii ak 2022 ci loolu nag mairie bu Ndakaaru moom nee na dina gunge jeunes sportifs yi ci dolli seeni kattan renforcer leen bu baax a baax ville bi nag nee na daal bëgg na ci ay programme réhabilité defaraat yenn stades yi defar aussi ay mini terrain maire bi nag di Soham Wardini nee na ay jeunes champion lañ bëgg ci Jeux olympiques yooyu dañ koy déglu ci micro Oumou Diegane Niang. ci sport bi moom xam ngeen yéen a ngi dégg JO 2022 boo déggee JO 2022 mooy Jeux olympiques yooyu nga xam ne pour xale yi la nga xam ne àddina bi yëpp daf fiy daje pour loolu nag il faut que ñu préparer sori na soriwul ndax buñ ne 2022 ñu ne des na ñetti at waaye at yi dafa gaaw kon tey la ñu war a commencer préparer wu defar dëkk bi mu set wut ay terrain buñ ko mënee ci commune yi ñu waxtaan ak maire commune yi jéem a seet nan la ñuy amee ay terrain yoo xam ne danañ ci mën di entraîner suñu doom yi nga xam ne balaa 2022 danañ mën a détecter ay joueurs yoo xam ne danañu indil ay médailles ci liggéey boobu daal ci la ville de Dakar ba maar la ñu am ak piscine olympique te yooyu léegi tey ñu commencé travaux yi li ma ci yokk rek mooy en plus de ñaari infrastructure yooyu ñoom mooy Ibamer ak piscine olympique il faut que ñu waxtaan ak maire commune yi pour ñu jéem a seet fan la ñu mën a def ay terrain ci biir commune yi nga xam ne foofu aussi xale yi danañ mën a dem di fa entraîner. Seydou ñu jeexalee rek ak waxaat ci wàllu football ak coupe du monde ñi amul 17 ans fukki at ak juróom-ñaar Sénégal sax démb moom football na ba léegi bokk na ci 8e de finale yi tey jii leen nag la ñuy kon ñi ngi koy wëyal Espagne bi nga xam ne depuis 20 heures ba léegi moom moo doon daje ak Tadjikistan match bi jeexagul waaye Espagne ñoom espagnol yi ñi ngi bëgg a rey waa Tadjikistan yooyu la voilà ndax mën ne lañ ne instant bi juróomi bal ci benn ci kanam Cameroun di beneen représentant bu Afrique dina football ak waa Argentine moom dañ ko dóoroon matcham bu njëkkoon dañ ko dóoroon jaajëf Pape Bestipa tour du web ci RFM dañ ci ànd ak Abdoulaye Diop jërë ngeen jëf tiis ga ca Saint-Louis lañu koy dooree ak igfm.sn bi ñuy xibaar génnub àdduna ñetti nappkat ginnaaw ba seenub ñaari gaal daal di mbëkkante Jibi Ñang Mor Thiané Dieye ak beneenub doomu aadama bi ñu xamul ñoom ñoo loru ci boobu lépp tiis beneenub tiis am bile yoon si Thiaroye-sur-Mer senenews.com di ñuy xibaar ni benn tuut tànk bu am ñetti at la ab camion daal di jaar ci kawam ginnaaw ba mu génne ca boutique ba mu doon jënd ay bonbon weer ginnaaw ba nga xamante ni seenub mairub commune daal di nay génn àdduna commune bu Biscuiterie daal di nañ am maire bu yees muy wuyoo ci turu Mohamed Djibril Wade di mag wala rak ci kii di Doudou Wade xibaar bi ñu mën ko jàng ci seneweb.com ndox mi suñu mayul du génn ci robinet yi ay bés yi ñu dëdmal li ko waral actusen.sn di ñu xibaar ni liggéeykatu SDE yi ñoom ñooy daal di artu ne dinañu indi gàllankoor ci joxe ndox mi ci capitale bi ngir fexe ba wañ loxoy état bi mu daal di jël en charge seeni indication ñoom ñee li ñuy sàkku mooy ci téeméer boo jël fukk ak juróomi ci société bu yees bi war a yore wàllum ndox mi suñu sukkandikoo ci site groupe Futurs Médias bi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti professeur yu génnee ca SNEIPS ñoom lànk nañ ne dootuñu lekk amal ab grève de la faim suñu sukkandikoo ci dakaractu.com ñoom ñee di ñaawlu rek recrutement bi ministère bi ñu dénk njàng mi di recruter instituteurs yi nga xamante ni ñoo war a def lii di EPS te ñoom ñee ñu mën koo def gàmmu 2019 Tivaouane daal di am mbégte ci engagement yi nga xamante ni état bi daal dina koy jël presseafrique.com di ñu xamal ni conseil régional bu développement jëm ci rek wàccaayu gàmmu googee amal nañ ko ni ki tey jii si alxames mu nekkoon ab prox ndool ngir ñu taxaw seetlu ci bépp engagement yi ñu jëloon ngir rek gàmmu gi mën a jaar yoon ca bitim réew Liban rawatina président ba di Michel Aoun moom àndi na rek ngir ñu tànn ay ministère si seenub mën-mën moom lee doon wax ni ki alxames gi ak libanais yi ci ab allocution télévisée woo nañu daal di taxawal ab gouvernement bu productif xibaar bi mi ngi ci france24.com wàllum tàggat yaram Sadio Mané Ballon d'Or 2019 loole mooy bëggu-bëggub ci téeméer boo jël fanweer ak benn lecteur site français bi di maxifoot.fr moom mi siwal ab sondage donte ni sa xeex bi métti woon na attaquant bu Liverpool bi Sadio Mané moom la ñu tànn ni ki war a jël Ballon d'Or 2019 lii lañu leen indiloon ci seen xibaar yi ñeel internet gi di leen jaajëfal ci may nopp gi
jaajëf Abdoulaye Diop quartier vert Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. Touba fukki fan ak juróom ginnaaw màggal bi nga xamante ni ay millions taalibe ñoo fay daje ba tey mbalit bi ñu ngi koy gis ci yenn ci quartier yi donte sax def nañu ay opération ngir daal di setal dëkk bi ñu ànd ci ak reportage Marema Diop. fii ci Madiana 1 xàll wu mag wi nga xamante ni moom moo jëm ca corniche bi yor turu Madiana foofee nag ci garab yi nga xam ne moom moo war a taaral mbedd moomee lañ fa nemmeeku moom mooy tegukaayu ndëgëniku mbalit yilee ci ab buntu kër ñu fekk fa ay xale jigéen yu toog daal di jannoo ak lu ni mel maman si di kenn ci ñoom di ñu xamal ni lu ni mel du leen lu dul lu leen di xatal waaye itam ñàkk jaar yoon. problème mu mbalit daal moom am nañ ko waaw moo tax ñu di ko jël di sotti ci suuf suñ ko defee ci saakoy xale yi bu ñu ñëwee dañuy sotti saakoy. defukaay yu mbalit yu mag yu ñëpp di bokk loole di lu ñu bëgg ki ko wax di soxna si nga xam ne moom mu ngi jaaxle ci wér gu yaramu ay doomam. sa mbalit mi gisoo fii boo ko sotee ci garab yi tamit day naaw di dem ak yow gis nga yaa ngi ne jàkkaaroo moom noonu suñu mënoon defal ay poubelle daal yoo xam ne moom ku mën a génneti sa mbalit def ko ci bu oto bi ñëwee jël ko yóbbu moom ku mënoon def na baax lool. ñu fekk ko ci mbedd Touba yi quartier boobu ñu tuddee Daaru Minam alelo di woo autorité yu dëkk bi ñu daal di fàggu ci mbir yi ndax kat bu màggal gi xësee wees ñoom jafe-jafe mbalit yi ñuy dund lu leen metti la. defe naa ne commune bi nga xam ne ñoo fi nekk bu ñu defoon seen liggéey dëgg mbalit maanaam du taxawaalu fi ak yooyu tax période màggal bi maanaam gan yi ak yooyu ñu ci bëri bu ñëwee li nga xam ne moom la ñu utiliser ci dëkk bi maanaam da daan yokk bu doon 50 la bu màggal ñëwee presque da ngay dem ba 100 wala 150%. lu ëpp tonne mbalit bis bu yàlla sàkk ñu koy génne fii ci Touba ay opération yoo xam ne ñu ngi koy amal moo ne de boobaak léegi chaque jour ñu ngay wëy di génne loole ci gox bi le Marema Diop su fekkee ne sax du période màggal Touba bés bu nekk nañ fa dajale lu ëpp tuuti 200 tonnes ci wàllum mbalit liggéey boobu nag ñi koy def di unité coordination de gestion des déchets ñu wax ni ñoom sax dañ ci am léeg-léeg ay jafe-jafe suñu sukkandikoo ci seen kilifa ëmb goxu Louga ak Diourbel Moustapha Dione lay wuyoo. bi cérémonie officielle bi jeexee mooy clôturer déjà activité wu màggal bi à 17h vendredi bi commencé nañu ñun ay opération mécanisée intense ak de gros moyens pour les points de chute donc opération boobu la ñu déroulé depuis vendredi 17h di ko poursuivre ba 3 jours 4 jours après màggal bagaan yi commencé wàññeeku ñu dellu ci temps normal di commencé ay opération journalière donc xam nga ne mbalit bi ak jaaykat yi dañu fiy nekk ba après gàmmu donc noonu lañ koy doxale di wàññi ba maîtriser la situation moyenne journalière bi ça tourne autour de 200 tonnes jour de déchets par jour la ñuy génnee à Touba avec le dispositif bu ñu amee flux biy génn ci màggal bi yëpp il faut préparer fan lay jëm donc décharge Baxé lay jëm une partie l'autre partie décharge Dar Salam donc UCG également day mobiliser ay bulles pour mu aménager décharge boobu certes que y avait des difficultés par rapport ak flux bi fa nekk mais fur et à mesure ñuy dem corriger nañ ko. Mamadou Moustapha Dione jiite UCG ci région bu Diourbel ak Louga ci micro Marema Diop ca Touba. plateforme société civile bi yëngu ci wàllu ndox ak assainissement di waajal forum mondial de l'eau bi war am ci Ndakaaru atum 2021 ONG yooyu lee nekkoon ci assemblée générale lu ëpp at ginnaaw bi ñu taxawalee plateforme boobule. Madame Gaye Mam Tako Diallo, coordinatrice de la plateforme des ONG qui travaillent sur l'eau et l'assainissement au Sénégal. Depuis 2018 taxaw nañu taxaw bu am solo ci wàllu secteur eau assainissement ndax bu ñu xoolee répondant société civile pour eau assainissement dafa xawoon a sooxe bi ñu ñëwee ba léegi par exemple ñu ngi nekk membre comité organisation forum mondial participer nañu ay daje yu bari ci li nga xamante ni mooy par exemple commission environnement et social participer nañ ci cadre de concertation au assainissement direction assainissement vice présidente lañu ci li nga xamante ne nag mooy direction yi fi nekk yëpp daje nañu ak ñoom pour wax leen ñun lan mooy suñu mbébét mais yemuñu foofu rek dem nañu ba li nga xamante ne dañuy bind ay note de positionnement sur réforme bi livre bleu mooy naka la ñuy càmbaree lépp li nga xamante ni mooy ndox ak wàllu set ak sellal bu ñuy xool ci wàllu ndox macha allah ñun Sénégal ñu ngi sant yàlla ODD yi ñëw nag day nekk renforcer infrastructure yi renforcer accès bi waaye renforcer li ñuy wax qualité de l'eau bi ci yooyu la ñu toll mais au niveau assainissement taux bi dafa xaw a tuuti ay 44%. Donc ça veut dire que ay jéego yu bari war nañ ci def dëgg la nguur gi mi ngi si taxaw ci wàllu projet yu bari PAMI rek yooyu waaye plateforme bi ak juróomi ñaar fukki ONG yu mu lëkkaloo ñoom it ku ci nekk ñu ngi jéem a béy seen waar ak ay projet yu am solo. fii la ñu tëj buntu quartier vert ba si di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi. Si biir bi mooy paludisme matandaw
ministère bi gàllo wàllu wér-gi-yaram jaare ko ci programme bi xeex sibiru moo leen di may bonne santé def li war tàggoo ak sibiru. ngir feggu ci sibiru njaboot gi yépp a war di nelaw ci sànke bu ñu nàndal guddi gu nekk at mi yépp muy noor di nawet bu sa yaram tàmbalee tàng demal nu mu gën a gaawee ci kër docteur bi la gën a jege ñu taxawu la ni mu waree. defal li ñu naan TDR test de diagnostic rapide ci lu ngeen dul fay dara ci barabu fajukaay yi leen nguur gi defal mu di case de santé wala DS-DOM ci fukki minute ak juróom nga xam ndax da nga am sibiru am déet bu dee da nga am sibiru ñu may la garab yi koy faj ñu tuddee leen ay ACT sibiru feebar la buy faat waaye mënees na cee mucc def li war tàggoo ak sibiru. nawet baa ngi ak li mu àndal. bonne santé Salimata. daleen ak jàmm xeesal yamul rekk ci yàq yaram wante day dem ba ci sa biir loolee di indi ay jafe-jafe ndax corticoïdes yi nga xamante ni moo nekk ci xeesal bi dafay am effet secondaire waxuma laak nag nga koy jëfandikoo ci diir bu yàgg docteur Michel Assane Ndour endocrinologue la diabétologue ci hôpital Abass Ndao nekk na loo xam ne lu jara moytul la parce que ñu koy def bëri na jigéen ñi ñoo ëpp loolu kenn werante wu ko mais am tamit am na ay góor yu koy def mais ci loolu ñun lu ñu soxal ci côté produit yi ñuy jëfandikoo par rapport ak xeesal bi mooy produit yi nga xam ne si biir dafa am corticoïde parce que produit yooyu corticoïde boobu ngay gis noonu mën na toll fenn foo xam ne maanaam boo koy jëfandikoo ci diir bu yàgg dugg ci biir yaram bi mel ni yow da ngay naan ay corticoïde bu loolu amee mën na andee mandarga. ci jafe-jafe yi itam mën nañ cee lim yokkuteefu taux cortisol loolee nag mooy tax ngay ëffu. bokk na ci complication yi maanaam jafe-jafe yi mandarga bokk na ci cortisol bi mu ëpp si sa yaram te bu ëppee si sa yaram dina am ay signes maanaam ay manifestation yoo xam ne ay mandarga yoo xam ne noonu lañ koy ràññee sa yaram day jékki-jékki ngay jël poids mais poids bi ci kaw lay gën a féete maanaam ci kanam bi ak ci tronc bi lay gën a féetoo dina la jékki-jékki jox la sa tension artérielle boo xam ne dafay yéeg dina jékki-jékki jox la ay infection yu bëri dina jékki-jékki tamit oyofal sa der ba tax na lu ndaw lu ci xoosu rek mën na la andil ay jafe-jafe. diabète bu làqu sax xeesal mën na koo feeñal te mën naa indi musiba docteur Michel Assane Ndour. bu loolu weesoo tamit xam nañ ne corticoïde moom mën na yokk suukar bi te bu yokkee suukar bi mën na la andil diabète. waaw parce que boobu diabète la boo xam ne tamit corticoïde yi ñoo koy andi parce que am na diabète boo xam ne mën na ñëw sans corticoïde mais am na diabète boo xam ne booy utiliser corticoïde muy jàll si peau bi di dem sa yaram bu bëree am na fenn fu muy toll mën na la andil diabète wala sax nga amoon diabète corticoïde ñëw génne ko loolu tamit mën naa nekk corticoïde tamit mën nañoo oyofal sa yax yi da ngay gis ñoo xam ne des fois dañuy def benn faux pas bu ndaw ñu am ci yàqu-yàqu bu njëkk bu xeesal di indi mooy sa der bi maanaam mélanine bi lay protéger da koy yàq ba mu yàqu wante itam mën na la jox cancer du peau ba ci sax hypertension artérielle mu nekkoon bonne santé dig daje altine bu soobee yàlla ci bonne santé bébé. si biiru bile mooy paludisme makandaw la mën na ga. ministère bi gàllo wàllu wér-gi-yaram jaare ko ci programme bii xeex sibiru moo leen doon may bonne santé def li war tàggoo ak sibiru. makandaw la mën na ga. RFM. ganu xibaar yi. Mignane Diouf di coordinateur forum social sénégalais moo sekk waxtaan ak Pape Bestiba asalaamaaleykum. mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di jaajëfal seen ànd ak ñun suñu gan di Mignane Diouf jiite forum social Sénégal Mignane ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. ñu dooree ko ak wàllu ndox mi SDE waa Suez ñoom ñoo ko war a remplacer yéen ngeen am xeex bu ngeen ci doon def fan la xeex bi toll. jërëjëf waaw affaire contrat wu affermage bi maanaam dénk ndox mi benn société bu koy faral di saytu di ko joxe ak di ko jottali Sénégal yi bi ñu ko lancé ba attribué ko Suez benn société française dañ ci amoon loo xamante ni dafa teyoon suñu xel ci jamono yooyu ñu ne nañ fexe ba loolu ñu yeggali ko ñi nga xamante ni ñooy àtte marché yi mu doonoon benn conflit d'intérêt bu ñu gisoon boo xamante ne amoon na dafa laxasu woon ci mbir mi boobu conflit d'intérêt lan la woon mooy que ni avant que Suez di dugg ci appel d'offre bi dafa fekk moom Suez gagné woon na benn contrat pour tabaxal Sénégal benn ouvrage bu ñuy wooyee Kër Momar 3 maanaam benn mbanda bu rëy boo xamante ni ndox mi jógee lac de Guiers dañ ko fay jaarale pour mu mën a ñëw Sénégal ndax yokk capacité Sénégal ñu gis ne ouvrage boobu ki koy tabax mooy Suez buñ ko bëggee itam utiliser ëllëg
mënuñu woon mën a nangu ki nga xamante ni mooy ki ko tabax dugg ci beneen appel d'offre ba koy gagné bu ëllëgee buñ ko dee livré moom mi nga xamante ni moo ko tabax moom lañ koy livré donc moo taxoon ñu ne am na conflit d'intérêt. beneen bi itam mooy que ni beneen point bi nga xamante ni dañ ci doon wax gis ci loo xamante ni xawul normal mooy que ne itam bi nga xamante ni Suez dugg na ci appel bi am na lu mu jëfalante ak ñoo xamante ni ñu ngi ci ministère boobu ministère de l'hydraulique ba am mayante bu dugg seen digga ñu ne ndax rafet na Sénégal ci misaal benn lamb am CNG signé lamb bi désigné benn arbitre muy lamb bu diggante Bombardier ak Balla Gaye kenn ci ñi nga xamante ni ñu ngi ci ñaari camp yooyu yónni ki nga xamante ni mooy entraîneur bi wala manager bi ne ko demal ci arbitre bi nga joxal ma ko ñaari xar yi nga xamante ni xaru tabaski mayante boobu pour ñun bokk na ci anomalie yi nga xamante ni fépp fu marché international am mayante war te mun a amati ci diggante ñi proposé bokk ci marché bi ak ñi gérer marché moo tax ñu ne ñaari ponk yooyu pour ñun jaroon na waa ARMP xoolaat ko bu baax balaa ñuy valider li nga xamante ni mooy attribution marché bi mais ci jamono jooju effectivement ARMP xool na marché bi delloowaat dossier bi waa ministère ne leen da ngeen xoolaat lii ak lii ak lii ak waa ministère itam liggéeyaat ci dossier bi delloowaat ko ARMP moom itam mu xoolaat ko defaat deuxième renvoi ma yaakaar ni donc marché boo xamante ni am na ñaari renvoi marché boo xamante ni am na mayante ci diggante ñi seq marché bi appel d'offre boo xamante ni itam ci koy def mu ngi ci beneen appel d'offre ba gagné ko pour ñun dëgg loolu doon na loo xamante ni war ko mën a am moo tax ñu bindoon requête déposé ko ARMP bindi beneen requête plainte déposé ko OFNAC bindi beneen plainte itam contre Suez déposé ko France ñetti plainte yooyu ñu ngi en cours. suñu gisee action yi nga xam ne SDE intenté na ko te lam jur daal bariwul ci lu am solo. ndax loolu dina leen jox yaakaar yéen. ñun xooluñu li nga xamante ni moom la SDE liggéeyam lay def ñun suñu liggéey la ñuy def ñun suñu liggéey mooy contrôle budgétaire contrôle transparence ci marché. xëy na li SDE doon def wareefam la. droit am la mais ñun li ñu soxaloon mooy que ni fi ñu xamante ak Suez ci àdduna gi ñu dàq ko fépp ci affaire yu mel noonu ñu ne gis nañu mu nga indi yu mel noonu fii te déjà Suez indi na équipe am déjà mu doon ay tubaab ñu ne ñun suñu wàll nañ fexe ba li nga xamante ne mooy suñu wareef ci mbir moomu ñu wax ko dox ko moo tax ñun xooluñu li SDE doon def xooluñu itam li nga xamante ni keneen ki ñetteel bi Veolia mu ngi ko doon def. ñun xam nañ ne Veolia retiré woon na ne gisatul ci processus bi loo xamante ni doy na ay gëtam xamoon nañ itam ne SDE déposé woon na ay dossier réclamation ci Cour suprême mais ñun yooyu yëpp dëgg-dëgg bokkul ci nga xamante ni suñu wàll lii suñu wàll kay mooy que ni fexe ba Suez mayante yi nga xamante ni dugal na ko ci digganteem ak ñi ŋànk appel d'offre bi Suez bi nga xamante ni nee na léegi sénégalais boo xamante ni soxla na branché wu ci sunu ndox ñun Sénégal da nga koy fay 231 000 francs Suez bi nga xamante ni nee na ci appel d'offre bi moom moo gën a cherle ñeneen ñi. pour ñun loolu moo ñu soxal mais dëgg-dëgg la ne. 22h sur la radio Futur Média, c'est l'heure du journal.